asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h tey ji seen émission toute la ville en parle dalal Ahmadou Makhtar Kanté nekk imam chercheur ak écrivain ñu fas yéene waxtaane importance bi nga xamante ni li lee di dernier livre bi nga xamante ni bind na ko di De quoi Jésus fils de Marie est-il le signe daañu ko waxtaane importance bi nga xamante ni livre boobule am na ko affaire footballeur Idriss Gana Gueye bi nga xamante ni actuellement dafa occuper actualité bi gannaaw footballeur bi mu bañee sol ab maillot boo xamante ni dafa am couleuru lobby yu LGBT yi mu jur coow lu bari puissance lobby yooyu la arrestation bu Cheikh Oumar Diagne affaire Dubaï porte à porte ak yeneen i ponko yoo xamante ni soxal na actualité bi daañu ko aborder ak kile di Ahmadou Makhtar Kanté ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. alhamdulilah rabbil alamin soxna Ndeye Comba Moreau maa ngi lay fay. di nuyu équipe bi ngay àndal di liggéey ci Rewmi FM di leen sargal di leen jaajëfal ci émission de qualité yi ngeen di def ñëpp xam nañ ne yombul ku ci liggéey rek moo mën a xam fi muy jaar bay produire émission de qualité ak régularité bi ak li ci aju yëpp kon di nuyu ñëpp leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu képp koo xam ne rek moo xam Sénégal nga nekk wala bitim réew yaa ngi topp émission Rewmi FM rawatina nag émission bi may seq ak yow tey jii. ñu lay remercier bu baax a baax Ahmadou Makhtar Kanté ci sa disponibilité mais tamit saa suñ la soxla ci rajo bi vous êtes très disponible donc ñu ngi la ci remercier bu baax a baax bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy yombal suñu liggéey kon Ahmadou Makhtar Kanté laaj bu ma lay njëkk a laaj mooy sujet bu ñuy njëkk a aborder nga génne benn livre récemment tuddee ko De quoi Jésus fils de Marie est-il le signe mu nekk enquête ci histoire bu alliance et du salut ci wàllum Bible et le Coran enquête sur l'histoire de l'alliance et du salut selon la Bible et le Coran mooy ponk bu njëkk boo xamante ni daañu ko waxtaanee di la laaj exactement lan nga bëgg a wax ci mbir moomule d'abord faram fàcceel déjà le titre c'est très important parce que titre mën nga wax ne daanaka foofu nga war a dëxëñ en tout cas bindkat ci titre bi nga war a dëxëñ déjà li nga bëgg a wax nit ñi kon même ki amul temps lire téere bi bu xoolee titre bi war na mën a tax mu sawar ci xam ne lii la téere bi wund partager ko ak ay xaritam ne leen téere génn na de te titre bi ma gis yaakaar naa dina am solo moo tax titre dafa am solo c'est très très important moo tax tam kontaan naa nga jëkk ma laaj titre bi lan la wundu waaw faram fàcce ko waaw effectivement ñu càmbar ko faram fàcce ko gis nga titre bi De quoi Jésus fils de Marie est-il le signe donc ma jël ko noonu moo tax mu mooy Isa ibnu Maryam xam nga Isa dañ ko bokk ak sunu mbokk nasaraan yi sunu mbokk chrétiens yi mais boo seetee ba seetam dañ ko bokk ak ba ci sunu mbokk yahudi yi danaa ci ñëw ci biir waxtaan bi kon dafa am benn taxawaay ak benn wàccuwaay boo xam ne Isa ibnu Maryam rek moo ko jagoo ci yonent yi moom kese Jésus te c'est pas par hasard aussi moo wax Jésus fils de Marie déjà loolu dafa am lu mundu Jésus mooy benn yonent ci alquran boo xam ni borom bi dafa lëkkale turam ak turu yaayam c'est pas par hasard ñaata yonent ñoo am alquran day indi rek seen tur ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na yaay ñëpp xam nañu Amina mooy yaayam lu tax alquran waxul Muhammad ibn Amina am na lu ñu fa bëgg a jàngal kon boo gisee Jésus fils de Marie Isa ibnu Maryam donte woon Isa sax ñëw na ci alquran waaye bariwul kon yàlla lëkkale turam ak turu yaayam ba pare alquran tuddee ko signe wax ne jëmmu Isa ak jëmmu yaayam li leen boole alquran tuddee ko aaya xam nga aaya ci alquran étymologiquement mooy signe aaya mooy loo xam ni kawtéef la day feeñal kartanu borom bi ak xereñu borom bi subhanahu wa taala donc loolu mooy signe nga gis ne kon alquran wax na ni jëmmu Isa ak jëmmu yaayam boo leen boolee signe la kon am na lu ñu ci war a jàng xam nga bu ñu waxee signe rek mooy lu ñu war a décrypter signe mooy trace décryptage kon ragal ko décrypter problème la
ma ci waxtaan sama benn mbokk oustaz mbokk imam maa ngi koy wax ci introduction bi mu ne ma bàyyi loolu parce que loolu dafa xóot ba pare mën na la jëmee fu sori mbiru yàlla la le fait que Isa amul baay maa ngi expliquer téere bi lu tax Isa amul baay da nga dégg ay nit di wax cey imam Kanté maa ngi expliquer lu tax Isa amul baay nekkul lu compliqué niñ ko yaakaare mais signe la mais yàlla Ndey Kumba yàlla du fo rek xaj nit baay ci ay fo am na lu fa nekk te li fa nekk yàlla terewuñu ñu jéem koo xam parce que signe la mais lan moo tax alquran yëpp signe la rek xam nga benn signe benn aaya mooy benn signe léegi nag signe yu dajaloo mooy joxe benn saar donc une sourate est constituée de signes et constituée de signes saar yi boo leen dajalee 114 mu nekk alquran amul benn buñ ñu tere ñu jéem ko décrypter parce que sinon du tudd signe nee naa la étymologiquement verset mooy rek une portion d'une phrase mais signe étymologiquement mooy faaw ñu gëstu xam exactement lu laq ci biir kon alquran dafa wax signe ci ñaari mbir ma yàgg ko xool depuis ay at mu jaaxal ma dem ci firikatu alquran yi li ñu wax doyuma ma gis ne xóotal bi des na ma ne kon xaaral ma demal ci sa bopp alquran wax na ni jëmm Isa ci boppam wala naj'alahu ayatan linnaas gis nga Ndey Kumba ay at may xalaat ci jataay boobu sunu yaay Maryam am ak Jibril bi jël forme góor taxaw ci kanamam gis nga dialogue boobu wop boo ci méditer moom di nga toog ay fan doo xam looy def sunu yaay Maryam kese génn jàkka ji ñëw taxaw Iblis jël forme nit taxaw ci kanamam Iblis waxta subhanallah voilà Jibril plutôt ni ko wax Gabriel dans la Bible ange Gabriel jël forme nit ñëw taxaw ci kanam jataay boobu ñu waxtaan foofu bi dafa doy waar mais foofu bi ko Mariam ne sunu yaay Mariam ne ko nan laay amee doom mu ne ko dama ñëw pour jox la doom bi la yàlla dig sunu yaay Mariam ne ko nan laay amee doom te aw ma jëkkër te ku sangewu la benn góor musumaa jege nan la mën a nekkee na nga seetlu waxu ko lu tax muy nekk parce que ki gëm du wax yàlla lu tax ngay def mais dafa jaaxle ne ko nan la mën a nekkee Jibril ne ko nam mën a nekkee moo tax yàlla woo ma pour ma defal la loolu te nag xale boobu nga nar a ëmb wali naj'alahu ayatan linnaas dañ koy def un signe pour les hommes pour l'humanité xam nga Issa ma ñu ngi koy waxtaane ba tey ba léegi kon signe la voilà léegi xam nga da ngay dégg léegi ñu naan la Issa dina dellu si kañ lay dellu si l'antéchrist kon signe la ñëwaat na signe la mu ngi noonu nag kon nag ba àdduna di tukki xoolal lu ñuy gën di jege àdduna di tukki mbiru Issa ibn Maryam di gën a nekk ci waxtaan yi te téere bi itam signe la ci parce que lan moo ma interpellé ba ma jékki-jékki ni mënatuma ko muñ ma ne foog mu bind ci Issa ibn Maryam wan adduna bi kii lan mooy wàccuwaayam ak nan lañ ko war a jàngatee mais tam en même temps attention boo demee léegi ci Google nga tàppe ci internet bi façon wax bu nekk di nga ko gégg ci Issa mooy kii mooy lii dana ñëw wala du ñëwaat wala mooy mais signe si lan ak ñëwaat boobu waaw kay très bien léegi signe ci lan alors mën nga wax ne kon téere bi yëpp loolu la signe ci lan ma koy tënk rek mooy gis nga Issa ibn Maryam wax naa la ni moom rek la alquran lëkkale turam ak turu yaayam te Issa ibn Maryam bible wala nga ne évangile ak alquran dëppoo nañ ci ne Issa ibn Maryam amul baay moom rek la mës a dal ci depuis Adama ba àdduna di tukki mais suñu mbokk chrétiens yi nee nañ yàlla mooy papa waaw fils de Dieu waaw njuumte la waaw maa ngi koy wax ci téere bi moo tax ma ne livre bi am na ñoo xam duñ ko ñeme parce que dañu ne ay polémique lay indi ba Imam Kanté sa livre bi du fi juróoti tole waaw mi ngi noonu coow lu bari waaw mais na nekk coow lu tegu ci xam-xam rek xam nga daw coow tamit du wax parce que moo wax la benn exemple rek souvent dañ koy wax mais man léegi dégg ay ustaas yi ma wax ne Imam Kanté tegal loolu ci suuf bàyyil mu sedd xam nga dëkk bi nit ñi coow li réalité yi nangam mais yaakaar naa ni loolu du doxal àdduna yow na nga ko seetlu daanaka loo fi gis ci ñaar yëpp nag malheureusement muy ci lu bon muy ci lu baax lu fi feeñ ci àdduna rek indi na coow ma jox la exemple yenent yi ñoo ma gën téeméeri yoon gën samay morom du dëgg mais li ñu woote indi na coow wala indiwul coow bien sûr indi na coow yenent yi woote nañ loo xam ne tàqale na bàyyi ak doom ndey ak doom ak ay mbokk ak ay benn askan et cetera mais est-ce que li dugg aussi si benn ngëm-ngëm est-ce que kon bëgg a teg principe bu loo wax mu nar a indi coow bu ko wax loolu mooy lan bëri na fi tey lu avancé ci lu baax nit ñëw ne duut baaraam ne lii jaaduwul nii lañ ko war a defee ñu xeex ko ci rey ko wala génne ko dëkkam après loolu doog a avancé
mais daf ko après ñu gis ni kii waxoon na dëgg. la mu doon wax dëgg la. jëlal histoire doomu aadama. jëlal histoire doomu aadama jëlal ba suñu dëkk Sénégal fii. ba ci sa famille yow sama famille et cetera day am yoo xam ne da nga koy xool xam ne lii jaaduwul nga wax ko ñu ne la da ngaa waane lii dafa yàgg ci kër gi nangam ak nangam nga lijjanti ba mu yàgg yow sax mën ngaa dee bàyyi fa loolu. ba pare nit ñi ne pourtant nag lii. jaaduwul et cetera kon. moo tax ma jox la exemple yonent yi xam nga lu tax ma jox la exemple yonent yi. parce que ku fi woote lu baax yonent yi la gën a baax. ku fi jóg naan. man yàllaa ma tax di wax xam nga ne Sénégal yàlla rek a tax may wax yonent yi ñoo la ko gën a xam ñoo la gën a xam yàlla. te yàlla rek moo tax ñu doon wax parce que su ne yonent yàllaa tax ñuy wax maanaam koo xam ne message yu yàlla. lay jottali mais pas bànneexu bakkan wala wut célébrité. mën nga soupçonné Imam Kanté muy wut dara. amul benn problème nit la mën nga ma soupçonné yonent yi kenn du leen soupçonné ci ne yàlla kese la ñuy wut parce que seen histoire da koy wane. yonent boo gis na mu doxalee di nga xam ni kii bu fekkee adduna kese la doon wut wala tur wala leneen kon du doxalee nii léegi nag mais lañ doon woote ñamu dérangé ak ñi bëggul dëgg ak ñi nga xam ni la muy wootee bu ko nit ñi fekk see ci loolu moom yonent bi ñoom duñ ko bëggee noonu ñooñu dañuy jóg boo demee ci alxuraan nga gis argument wu ñi doon xeex yonent yi loolu rek mat na beneen téere maanaam dañ lay wan ni c'est pas parce que yonent yi waxuñu woon dëgg moo tax ñu leen doon xeex c'est parce que dañ doon déranger. dëgg yañ doon wax. daf doon déranger ay nit yoo xam ni dëgg taxu leen a jóg te it bëgguñu nit ñi xam dëgg. te it dañu bëgg a not nit ñi. kon nag bëri na ko la naan bàyyil noonu. c'est parce que li ngay wax daf ko déranger xam nga maa ngi koy wax ci sama benn page Facebook ma ne nga gis da ngay bind benn post am ku la daggal saaga. nangam sosal la tuumaal la. bon gor sax doo def yenn yi mais comme mënoo dara ci nit ñi dañ koy constater rek maintenant léegi dama la bëgg a wax leen ma ne la. kooku di la saaga sax Kumba Moro en fait tu l'intéresses mais pas dans le sens de ses intérêts xam na la ngay wax am na dëgg parce que lu ko jaral mu saaga la rek c'est que déranger nga ko parce que boo ko déranger wul nag lu ci yoonam kon tu l'intéresses mais pas dans le sens de ses intérêts waaw Imam Kanté loo ñu bëgg a wax ci sa livre bi alors voilà ñu dellu si dañ ñu bëgg a wax loo xam ni tàmmuñ ko di dégg waaw suñu mbokk catholique yi moom lañ gëm waaw yow nga ñëw indi beneen thèse waaw Jésus kan mooy papaam voilà waaw damay wax loo xam ni am na xam nga dama la wax loolu am na ku ma ne affaire Jésus bàyyi ko parce que mbiru chrétien yi la ma ne ko juum nga ñëpp a ko bokk ma ne ko juum nga waaw ñëpp a ko bokk d'abord c'est un signe même chrétiens yi ñoom est-ce que chrétiens yi dañu wax ne ñun ñoo moom Jésus du chrétien yi ñu ngi woon nit ñi pour ñu xam ne Jésus pour ñu gëm nit ñi Jésus lan la doomu yàlla du ñu ngi koy wax ñëpp ci dégg kon que ñoom bàyyiwu nit ñi ci li leen neex dañ ne wax ne su ngeen gëmul Jésus du ngeen sauvé c'est le rédempteur yow léegi nga bëgg a indi antithèse am naa ci droit léegi expliquer sur le plan scientifique Ahmadou Makhtar Kanté expliquer ñu sa thèse antithèse bi may indi nag antithèse bi voilà du lu moo xam ne dama koy teg sama bànneexu bakkan mën naa ci juum nag mais nag balaa may nangu ne juum naa nga jaar fi ma jaar ci gëstu ba tegal ma ko te dangaa gëstu bu baax oui il faut que yow tamit au moins 5 ans li téere bi nga gis ni au moins 5 ans sama grand ñaata temps nga bind téere bi réfléchir naa ci pendant 5 ans mën naa wax ne bind naa ko pendant 1 an d'accord 4 ans de réflexion 1 an de d'écriture d'accord lan nga ñuy wax xam nga kon loolu du woyof waaw xam nga temps boobu ma ciy bind peut-être temps boobu yaa ngi jël sa café di seetaan benn sketch wala nekk ci réseaux sociaux yi waaw kon daf ma ko Kanté di enquête kon temps boobu nelaw voilà nga gis nag benn nit jóge fële saaga la xamoo dara nangam waaw dafa yomb mais mooy loolu amul problème bi waaw léegi wax ñu ma wax la kon dama ne la ñett yi moo am ñun ñett yi nga xam ni njabootu yonent yàlla Ibrahima ce que j'appelle les 3 familles abrahamiques xam nga yahudi ñoo fi jiitu nasaraan yi ak ñun jullit yi di réclamer wu de l'héritage d'Abraham loolu ñëpp xam nañ ko boo nee jullit lu ñu wuute wu te xeex yi xuloog yëpp ni terewul ñoom ñëpp ñu ngi réclamer wu de l'héritage d'Abraham yahudi ak nasaraan yi ak chrétiens yi léegi nag bokk na ci li nga xam ni moo leen teqale mooy kan mooy Isa ibn Maryam gis nga na Isa ci tënk li tax amul baay ni ma la ko waxee du lu compliqué loolu boo demee ci firi alquran yi sax xam nga souvent dañ lay wax ni yàlla dafa bind aadama amul baay amul ndey ce qui est vrai mu bind Hawa soxnaam mu am ndey te amul baay après mu bind léegi nag mu bind ñetteel bi desoon mooy koo xam ne day am ndey mais du am baay dafa gàtt trop càmbaruñ ko léegi càmbaruñ ko léegi benn question lu tax Isa ibn Maryam maanaam amul baay
dama la bëgg a laaj lenn. lu tax Isa juddu ci banu Israël parce que yaayam ci yahudi la bokk Mariam. moo tax alxuraan tudd bàyyi Mariam xoolal nit ñi lan lañ gën a miin mooy la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran mooy Marie c'est vrai. Marie mooy Marie occupe une place importante dans le Coran. kon alxuraan bàyyeewul Bible Marie ah. boo nee Imam Kanté su yoon nekkul ci kon da nga naan alxuraan tam yoonam nekkul ci foofu di nga am jafe-jafe. bon léegi kon bàyyu Mariam mooy Imran. kon Mariam moom am na baay am ndey. moom ci banu Israël la bokk. lu tax Isa ñàkk baayam nekkul ci beneen askan maanaam lu tax Isa nekkul chinois wala beneen askan c'est parce que li yàlla bëgg a lijjanteeg ñun. ci biir banu Israël la. lam ko xañ baay ci biir banu Israël maanaam da ko xañ geñoo baay xam nga lu tax. parce que dafa am lu yàlla doon defal banu Israël yoo xam ne ci geñoo baay lay jàll. ci transmission bi patrilinéaire. léegi nag yàlla loolu la bëgg a arrêté. loolu la bëgg a kase. mu kase ko xañ leen baay pour wan leen ni léegi dootu leen am doom bu may defal la ma doon defal seen i maam yonent. kon loolu moo tax Isa amul baay mais du ay fon yi rek wala que yàlla dafa wane puissance am rek. xañ déedéet non xam nga lu lay wane du ay fon yi. sunu yaay Mariam jooy na jooy yu metti xoolal dem na ba wax ne ma deewoon moo ma gënal. may jur kii te du am baay. yàlla dina fooy Mariam noonu. Mariam ndaw su baax la woon yàlla du ko teg natt boobu rek pour rek la jël ko. Mariam boo xam ne ko man loo def nangu naa. waaye nag sincèrement li ma teg nii metti na te ma deewoon moo gën may jur doom di dellu sama njaboot ñu naan ma foo jëlee doom ci. donc il n'est pas te def nañ ko. ba mu ñëwee indi Jésus. ci berceau. loolu amul ci évangile yi. alquran moo indi boobu information est-ce que xam nga alquran li mu wax ci Marie évangile yi waxuñ ko ci. ah bon du tout. détails yi alquran wax ci Mariam. ci Marie moo ëpp téeméer yoon. lii évangile yi wax ci Marie. parce que évangile yi Jésus moo leen gën a yitteel que Marie. parce que Jésus mooy le rédempteur xoolal le dogme chrétien mooy lan mooy que Jésus a vaincu la mort ressuscité 3 jours après. Il est le sauveur qui est venu racheter les péchés de l'humanité. moo tax pour ñoom Marie dañ ko jàppee rek yaayu ki jur le rédempteur. mais bàyyiwuñ ko xel noonu alquran nag daf lay détailler ba nga xam wàccuwaayu Mariam. nga xam ni Mariam kan la ak lu tax yàlla may ko doom boo xam ni amul bàyyi ba mu ne mu naan sama borom. bi mu demee bay matu. mu ne ma deewoon fii ñu fàtte ma. moo ma gënal ñu naan Mariama jur na doom boo xam ne amul bàyyi. parce que lu tax Marie wax ko. parce que dafa xam ne nit ñi duñ yem ci ne jur na doom bu amul bàyyi dañ naan dafa njaaloo am doom parce que mënuñu gëm ne nit dina judd sans bàyyi. sans bàyyi comme ça. te loolu moo am dafa judd sans bàyyi te pourtant alquran wax na yahudi yi yéen lu tax ngeen di weddi Isa parce que yahudi ñoo njëkk a weddi Isa mais parce que Isa nee naa la yahud la ci wàllu yaayam. yahudi Mariam bu mu ñëwee ñu ne ko lii lan la yow day sa baay ku baax la woon sa ndey ku baax la woon nga indi filmel ni Mariam bëgg a tontu Isa bi nekk ci biiram ne ko bàyyil bul tontu parce que boo tontu indi werante ak justifié wu. xam nga nit booy justifié wu rek def erreur. benn virgule rek lan lay jàppee daal ne bu dul woon loolu lu tax mu nangam. ne ko bul wax Isa moo wax ci berceau ne leen inni abdullah li mu leen njëkk a wax mooy jaamu yàlla la ñu koy dégg muy wax. te boobu mi ngi nekk ci berceau. mu ne leen jaamu yàlla la kon Mariam bi mu waxee yàlla man ma dee woon sax moo ma gënal parce que dafa xam ne dina diis trop mais yàlla moo bëggoon jàllale foofu pour wan yahud yi banu Israël depuis Ibrahim. moom mooy titre boobu. l'alliance alliance mooy lan mooy li yàlla jaayante ak Ibrahima. ne ko léegi yow def naa la imam pour toute l'humanité à partir de yow nattu naa la nga wane ngëm. à partir de yow li may wàccee pour def nit yonent ak téere yi may wàccee dégg nga ak nañ koy déggee ak nañ koy firee ci sa njaboot laa koy def ba àdduna di tukki. loolu mooy alliance loolu la yàlla jaayante ak Ibrahima maanaam ñi jub ci yow. danaa ci tànn ñoo xam ni ñoom laay def ñu nekk ay yonent dinaa tam wàccee ay téere ci ñoom léegi nag loolu la borom bi subhanahu wa taala dem ba mu yàgg mu ne léegi dama koy dog parce que càllale boobu lan moo indi xarafal góor ci yahudi yi ak jullit yi chrétiens yi dañ ko bàyyi parce que Paul moo ne amul solo li am solo mooy xol bu gëm ak yooyu bon loolu beneen discussion la mais parce que xarafal góor mooy wane li ma la wax sànq mooy transmission patrilinéaire borom bi mu jaayanteeg Ibrahima ba pare daf ko ne léegi da ngay xarafal képp kuy góor ci sa njaboot loolu mooy marque li ma jaayanteeg yow parce que yàlla nubuwa boobu ci góor la ko jàllale ci geño bàyyi ba mu demee nag ba yahud yi féttirlu toppatuñu lam leen sant
yàlla na leen léegi nag dootuma leen may doom boo xam ne day nekk yonent te kooku xam nga fan la tàmbalee ci yonent yàlla Yaxya Jean c'est le dernier prophète juif. Jésus n'est pas un prophète juif parce qu'il n'est pas juif de père, donc il n'est pas juif. Il n'a pas de père. On ne peut pas lui trouver une filiation juive. Maintenant Yaxya xoolal dafa am lu am solo lu ko lëkkaleeg Isa. Yaxya daf leen alquran dafa wax ni bi malaaka bi fekkee baayam Zakaria ci jàkka ji muy ñaan yàlla ne ko màgget naa su ma duggee foofu day bëri détail màgget naa may ma doom boo xam ni moo may donn ci jàkka ji parce que Zakaria moo yore woon jàkka ji may ma doom boo xam ni moo may donn su ma faatoo mu yore mbiru jàkka ji léegi mooy la mosquée de Jérusalem léegi Zakaria alquran bi muy wax ni yow Yaxya Zakaria yàlla nangu na sa ñaan dina la may doom bu tudd Yaxya xoolal dafa am ñaar yu am solo yu jar a bàyyi xel te loolu justement doo ko fekk ci évangile yi kon chrétiens yi amuñu information boobu nga xam ni alquran kese moo ko indi et que ñi wu dëgg la vérité ci affaire boobu xëy na bu ñu gisee livre bi ak ni ma ko expliqué mën nañu wax ne tiens ça c'est une information que nous n'avons pas nañ ci réfléchir bu la neexee tamit nag nga ne non man du ma déglu xam nga loolu tam attitude la non alxuraan pour man du waxu yàlla kooku c'est une attitude dommage j'espère que voilà nga ne ko noonu du ma ko déglu mais soo nee naa déglu am ouverture d'esprit mën nga fa jàngee dara alxuraan dafa wax ne Zakaria bi ko yàlla di wax ne naa la may doom daf ko ne naa la may doom boo xam ne Yaxya la tudd xoolal retenir deux choses très importantes Yaxya la tudd xoolal kon Yaxya yàlla moo imposé turam Zakaria d'habitude ci banu Israël ku am sa doom comme léegi ñun ni yow yaa koy tuddee yàlla tere Zakaria mu tuddee doomam déjà kon am na lu mu ko teree mooy li ma la wax sax am na lu yàlla bëgg a arrêté Yaxya dafa ñëw ak turam yàlla moo ko ne Yaxya lay tudd ñun ñooy wax Jean quoi benn ça c'est déjà important ñaareel ba mu ne ko Yaxya dina nekk koo xam ni dana xamal nit ñi ne une parole venant de Dieu dina ñëw wa musaddiqan bi kalimati min Allah Yaxya nee na leen dana am koo xam ni dana ñëw te kooku dañ koy tuddee une parole venant de Dieu parce que li mu amul bàyyi moo tax mu tuddee ko une parole venant de Dieu parce que benn turu yàlla moo kàddu yàlla ci la sàkke yent yàlla Isa doonte man chrétien am dañaan noon doomu yàlla la mais ñun dañaan benn kàddu benn parole spéciale la ko sàkke moo tax d'ailleurs te même ci évangile c'est l'Esprit Saint moom moo ñëw def lu muy def ci Mariam même ci évangile fii tam Esprit Saint boobu c'est Gabriel en fait Gabriel moom mooy Jibril mooy jataay boobu ma la wax mais ni ko alxuraan nettalee noonu évangile nettalee ko noonu léegi kon benn bi mooy kon Yaxya mi ngi won waa banu Israël fekk ñoom déggaguñu li muy wax di leen wan ne am na koo xam ni dañ koy tuddee une parole venant de Dieu kalimatu min Allah ñaareel ba loolu tam c'est très très important mooy que Yaxya amul turandoo parce que bi alquran di nettali ne sunu borom dafa wax Zakaria ne ko naa la may doom boo xam ni Yaxya lay tudd daf ci doon lu am solo daf ko ne lam naj'al lahu min qablu samiyya naa la may doom boo xam ni du am turandoo ci ay maamam attention du am turandoo ci ay maamam il faut waaw gis nga Komba Moro faut faire très attention gis nga aaya yooyu gis nga affaire généalogie affaire homonymie c'est capital pour nga comprendre loolu boo ko mbëmbëstalee noonu rek romb xam nga mën nga lire verset boobu rek xoolal nous lui avons pas donné un nom un homonyme mais attention il faut s'arrêter parce que loolu c'est une pratique traditionnelle pendant des milliers d'années banu Israël les fils d'Israël dañuy tuddante tur yonent yi dañuy tuddante ay tur léegi nag yàlla ne yonent bi yow moom dama lay imposer doom joo xam ni maa koy jox tur man yàlla man sam bopp duma la bàyyi nga tudd ko ñaareel ba turam musul am ci say maam xam nga wax lu bees ñëw na ça veut dire kon am na rupture bu am de transmission léegi nag Yaxya boobu en même temps mooy annoncer que y a une parole de Dieu qui va venir te muy Jésus xam nga Yaxya même dans l'évangile on te dit que c'est lui l'annonciateur de Jésus kon Isa ibn Maryam le fait que mu ñàkk bàyyi ça montre la fin de l'alliance entre Dieu et les fils d'Israël moo tax mu xañ leen geño goo xam ni day am doom kooku benn ñaareel ba yàlla dafa bëgg woon banu Israël que ne al-Masih le Messie boobu ngeen di xaar du bokk ci yéen du bokk ci kenn moo tax du am baay ñëpp la fi ñëwal
du nekk yahud jusqu'à présent may waxtaan ak yow nii. ça fait 2500 ans yahud yi ñu ngi xaar benn messie te duñ ko mës a gis te mooy messie boo xam ne pour ñoom fils de David lay nekk dafa war a nekk benn sëtaati sët du roi David. ñoom loolu moo nekk ci seen téere yi. alquran ñëw te foofu dëppoo fa ak moo tax ma def une étude comparative. dëppoo fa ak évangile yi que ne Jésus mooy le vrai messie. gis nga kon point de bifurcation boobu. par contre yahud yi ba tey depuis 2500 ans ñu ngi. ba léegi ñu ngi xaar seen messie. ñu ngi xaar seen messie. na nga def beneen téere bi may préparé la reconstruction du temple boobu ñu bëgg a def xam nga dañu bëgg a daaneel masjidu Aqsa. pour lan seen temple nee na de Salomon lañ fay def pour que messie bi ñëw te messie boobu ngelaw la parce que messie boobu ni ko alquran waxee ak évangile ñu dëppoo ci ñoom ñaar mënuñu dëppoo ci njuumte. ñu dëppoo ci ne Jésus mooy le vrai messie. keneen ku ñëw du messie keneen ku ñëw antéchrist lay doon léegi masiixu dajjal lañ koy wax ci l'islam. ci dajjal waaw gis nga Jésus yi nag juif yi justement masiixu dajjal boobu mooy ñëw nax leen dina ñëw nax leen mais ñoom kooku la ñuy xaar depuis 2500 ans. moo tax ñëwul ba léegi. du ñëw waaw parce que du mës a ñëw d'ailleurs parce que ki ñuy xaar du moom. mais dajjal bi. mais dana am ku ñëw nax leen ne leen man la. ne leen moom. waaw loolu boo ko jàngee di nga ko gis mooy dajjal bi. loolu moo tax nga gis ci xaddis yi ñu lay wax ne dajjal ñi ëpp ñi koy topp ay yahud la ñuy doon xam nga loolu tam bi ma demee waxtaan ak sa mbokk ustaas yi man leen bàyyi leen rek dem di def ay conférence di wane yahud yi dañoo réer ñoom ñooy topp dajjal man leen non da ngeen leen koy tojal da ngeen leen koy tojal yax bi yahud yi yahud yi réeruñu de am nañ xel de. dina am ñu topp dajjal mais duñ xam ni kii mooy dajjal. mu ngi noonu yahud yi am nañ xel juif yi jàppee nga leen ñu amul xel man leen bu leen jàpp ne ay cuune lañ c'est que dañ leen di nax. léegi kon ma wax la messie boobu chrétiens ak musulmans yi d'accord nañ ne le vrai messie mooy kan. Jésus mooy Jésus. xam nga fan lañ amee différence xam nga déjà ñoom ñaar def nañ bloc ci vérité boobu. bàyyi fële yahud yi. ñuy xaar koo xam ne duñ ko mës a gis wala boog ku leen ñi nax la ñuy xaar depuis 2500 ans. yahud yi nasaraan yi ba Isa juddoo ñu ne kii mooy le vrai messie ñoom d'accord nañ ci. mais malheureusement différence bi ñu am ak musulmans yi foofu. mooy pour ñoom le messie il est aussi fils de Dieu. il a une filiation divine. il est homme et Dieu foofu nag la alxuraan wuteeg ñoom carrément. foofu la rupture bi amee. rupture théologique bi am que ni Isa nag mooy le vrai messie c'est vrai mais on n'a pas besoin d'en faire un fils de Dieu amul baay mais jeex na ma tax ci livre bi am na fu ma koy wax ma ngi naan non ma jël seen borom xam-xamu chrétien yi fi ñuy wax ne il n'a pas de père humain ma ne non il n'a pas de père humain c'est pas la peine de préciser père humain il n'a pas de père rek parce que justement boo waxee il n'a pas de père humain mooy kon il a comme père Dieu non il n'est pas le fils de Dieu non yàlla bi bind aadama amul ndey amul baay warul jaaxal nasaraan yi mu bind koo xam ne ndey rek la am te moom la leen alxuraan di wax aussi alxuraan tontu na leen donc mais sur le plan purement théologique moo tax ma ne bu dee ci xam-xam la rek yaa ngi wax day indi tole. waaw est-ce que duñu coow. noonu laa ko bëggee avant ñuy attaquer Imam Makhtar Kanté il faut aller acheter le livre. wala yow noonu nga ko bëggee coow li nga bëgg. non. acheter le livre le lire. après indi coow. De quoi Jésus fils de Marie est-il le signe? Enquête sur l'histoire de l'alliance et du salut selon la Bible et le Coran. Ce livre bi cher na wala cherul? non cherul xanaa peut-être fi kenn du fi wax affaire prix mais boo xoolee peut-être 194 pages si tu boo demee discuter que dans le marché xam nga prix tam kenn du ko fixé sur la neex ni xam nga écrivain tamit xaalis taxu koo jóg mais nag lu nekk am na coût mu bëgg a jàllale waaw aussi lu nekk am na coût léegi ma wax la benn affaire lii kenn mayu ma ko yaa ko liggéey soit yaa si def say sama fonds propre wala samay nit kon am na ñaq bu ci nekk ak coût bu ci nekk lii boo demee ci imprimeur bi ne kaay ma imprimer le temps d'exemplaires pour tes beaux yeux donc lii soo ko proposé à 8000 francs ñëpp dañ ma ne tu proposes ça à 10 000 francs parce que déjà li ci nekk ak na man leen non bon Sénégalais yi moom téere propose ça à 8000 francs kenn du la mës a wax ne livre bi dafa cher mais ce livre dina jur coow de Kanté Sénégalais nag waaw dina jur coow lu mu bëggul ne dëkk bi dafa dëgër mais lu mu bëgg def ci xaalisam livre bi man damaa bëgg mu jur coow moo tax ma bind ko mais na nekk coow bu silvisé maanaam suñu mbokk catholique yi li ñu gëm di ko wax Imam Kanté ñëw indi le contraire sur la place publique médiatiquement andi ko waaw pas seulement sax suñu mbokk catholique même ak yahudi xoola kii c'est je suis à la charnière du débat théologique le plus important entre les trois familles donc du rek sax nasaraan yi loolu tam bu ko chrétien def seen yëf mooy li ma la wax chrétien yi bu ñu jàppee Jésus seen yëfu bopp moomuñ ko alquran wax na ci yahudi tam am nañ ci position xoola yahudi dañu jàpp ne Jésus benn jàngalekat la woon rek
mais du prophète aussi am na baay dañoo xamul peut-être baayam xoolal xam nga loolu tuumaal parce que wax ne am na baay loolu mooy Mariam kon pourtant chrétiens yi nanguwuñu ne yahudi duñ wax ne yahudi lu tax ñu wax loolu kon tam duñ sañ a wax ne lu tax imam Kanté di joxe version lu tax imam Kanté di moo tax je suis à l'aise soxna si je suis tellement à l'aise ci conclusion bi je suis tellement à l'aise ci question bi parce que question débat la débat théologique te débat théologique moo ñu attaqué depuis 2500 ans il y a ce débat théologique qui est là ku mu intéressé boo tapé léegi net bi nga tapé qu'est-ce que les juifs disent xoolal qu'est-ce que les juifs disent sur le Messie di nga gis li ma wax boo demee ci évangile di nga gis nga dem ci alquran donc pourquoi nga ne duut baaraam imam Kanté pourquoi mu wax lii kan moo fi sañ a wax loolu un vrai chrétien instruit un vrai juif instruit du ko sañ a wax. mais signe si lan ban signe nga ñu bëgg a génneel ci livre bi. premier signe bi mooy li ma la wax c'est la fin de l'alliance. de l'alliance entre Dieu et les fils d'Israël et maintenant xoolal alquran indi ko bien sûr yahudi nanguwuñ ko chrétien nanguwuñ ko. Jésus le fait que mu bañ a am baay expliqué naa la ko. nee naa la mooy le fait que yàlla dafa dog geño gi ne leen doot leen fi am doom. li tax Jésus amul baay. dafa dog geño banu Israël war leen ni doot leen fi am doom buy nekk yonent Yaxya laa leen mujjee may dégg nga. moo tax Yaxya amul turandoo ba pare ne leen dina am kuy ñëw koo xam ni moom kàddu la bu yàlla yónnee. xoolal tuddeewu ko sax turu nit simple mais une parole venant de Dieu ça montre encore une rupture mooy tuddeewu ko turu nit simple parce que yéen du ngeen ko jur kon wax naa la c'est la fin de l'alliance entre Dieu et les fils d'Israël parce que yàlla dafa am lu mu diggante woon ak ñoom depuis ce qu'on appelle l'alliance du Sinaï en Égypte Moussa bi mu génnee Égypte l'exode foofu la affaire bi jógee yàlla wàcce tawraat ci montagne ba am lu mu waxante ak ñoom ñu jalgati ko def leen neex yàlla ne leen bon léegi comme vous n'êtes plus à la hauteur des commandements de la Torah léegi damay dagg li ma jaayante woon ak yéen mais nag comme dama diggoon Ibrahima na ko ba àdduna di tukki li may defal doomu aadama yi ci yonent yi ak téere naa leen ko defal ba lañ ci soxla yëpp mat te matagul te yéen a ngi jalgati xoolal ci la yàlla wax kon Isa ne ko léegi waxal waa banu Israël moo tax ci alxuraan Isa c'est un prophète envoyé exclusivement aux fils d'Israël. aux fils d'Israël. waaw Paul ak ñeneen ñi ñoo jël message yu Jésus yóbbu ko ci romains yi ak feneen ba mu indi sax ay tolof-tolof mais Isa ci alquran borom bi daf ko wax ne waxal waa banu Israël ne leen am na yonent buy ñëw sa ginnaaw ismuhu Ahmad moo tax Jésus ne leen kon Jésus xoolal ñaari rôle la am. benn bi amul baay parce que day wane ni kon banu Israël jeexal nañu. dootuñu jur doom buy nekk yonent moo tax mu ñàkk baay. transmission patrilinéaire. deuxième chose Isa ne leen léegi nag dana am yonent buy ñëw sama gannaaw boo xam ne mi ngi tudd Ahmad Ahmad mooy ki ñu gën a màggal le plus loué Ahmad boobu mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahmad boobu nag kon Jésus moo ko annoncé boppam aux fils d'Israël. Pourquoi mu annoncé leen ko parce que dafa leen bëgg a wax. waa banu Israël que ni yàlla arrêté na li mu doon jàllale ci seen i baay ak seen i maam depuis Ibrahima xoolal Ibrahima Isaac xoolal càllale boobu xoolal il faut nga jël schéma def naa ay schéma ci kii bi. Ibrahim mooy baayu Ismaïl mooy le fils aîné ak Ishaq ki ci topp Isaac boo xoolee Bible yëpp ce n'est rien d'autre que l'histoire de Isaac et de Jacob. La Bible ne parle pas de l'histoire d'Ismaël, de la Mecque. Isaac et Jacob. Isaac, Jacob. Et les fils de Jacob, mooy les fils d'Israël. Jacob beneen turam mooy Israël. Israël turu Jacob la. C'est un surnom de Jacob. kon moo tax yahudi gëm ne li yàlla di jàllale yëpp ci wàllu yonent ak téere mi ngi yem rek ci askanu Jacob ci askanu Israël moo tax mënuñu nangu dégg nga askan bu ñuy wax arab yonent am fa moo tax ñu rejeté Muhammad sallallahu alayhi wasallam. léegi par contre Isa waxoon na leen ko mu ne leen yonent bi ñëw sama ginnaaw mi ngi tudd Ahmad. Ahmad boobu nag kon ci xeetu Ismaïla. bi nga xam ni moom mooy non seulement moom it doomu Ibrahim la waaye sax mooy taaw bi ngeen bëgg ko évacuer moo tax am na fu may wax sama téere bi fii xam nga maa ngi naan maa ngi lay wax fi naan la ñuy wax fi naan pour lui maanaam pour l'auteur il ne devrait plus être question de parler de la vraie histoire de l'alliance et du salut car elle existe sans tenir compte de la part d'Ismaël. Gis nga li ma tuddee la part mooy wàllu Ismaël. Ah à côté de celle d'Israël, par le truchement de celui dont Jésus fils de Marie a annoncé la venue après lui sous le nom de Ahmad. Bien sûr que suñu mbokk chrétiens yi dañu ne non loolu du dëgg parce que bu doon dëgg ñu nangam ñun ñu ne leen dem leen seet le paraclet kan la
Jésus il faut que je m'en aille pour que Dieu vous envoie le paraclet ñu ne non paraclet c'est le Saint-Esprit mais bon débat la mais débat la mais moo tax ma ne la war na mën a neex xumb waxtaan parce que du ma wax dara ñu gën a décortiquer li nga dëxañ ci biir livre bi mais ci xoolal ci dal ak tey xam nga lu tax parce que li ma gëm mooy yahud dëgg nasaraan dëgg julli dëgg li ma gëm mooy lenn rek moo leen yitteel xam dëgg bi yàlla wàcce kon loolu war na mën a nekk waxtaan mais kenn warul jéem a xañ nit ñi dëgg fa mu nekk nii boo jéemee empêcher Imam Kanté mu wax léegi yow xanaa da nga bëgg a confisquer dëgg bi ak recherche léegi Imam Kanté par contre ci xam-xam mën nga ne Imam Kanté juum na fii parce que lii te man référence xoolal y a plus de 300 notes de bas de page ñoo nekk clip benn waaye woo moo ne ma yow ma lii beneen livre la di ma ne ko waa mais dama bëgg rek régler sama compte ak référence yeeg yooyu lu ma la wax ci évangile naa la wax Luc fii la ko wax Jean fii la ko wax Bible fii lañ ko wax Deutéronome fii la ko wax Alquran fii la ko wax ku bëgg ànd ak man ci waxtaan rek da nga ma ne waaw lii moom nii la mais ni nga ko déggee moo kon yow pare nga def débat ak évangile et tout moom laay xaar fi mu nekk maa ngi seet ban format moom laay xaar ni seet benn format boo xam ni ñu seet benn panel ñu def ko jenn place bu yaatu boo xam ni benn panel bu am diversité ne serait-ce que les représentants des 3 familles abrahamiques yoo xam ne dañoo war a cëralante dañoo ay nawle lañu ci bu dëgg kon warul nekk benn genre conflit na kenn moomul dëgg bi ñun ñëpp yàlla la ñuy wut xoolal yahudi ne ñun am nañu yàlla parce que yàlla moo waxanteeg sunu maam waxanteeg Moussa nangam ak nangam léegi nasaraan ñu ne déedéet yàlla mënoo koo am lu dul ci da ngay xam ne Isa doomu yàlla la c'est moi le chemin jullit ñi ne déet alquran mooy kaddu yàlla bi mujj wàcc Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est le sceau des prophètes moo tax mu tudd Ahmad lu tax Ahmad am différence ak Muhammad pourquoi parce que Ahmad superlatif la le plus loué mooy ki ñëw matal lépp moo ëpp cër ci ñun parce que moo matal lépp mais nasaraan yi ne non matalul dara Isa matal lépp parce que nangam mais d'accord mais kon war nañ mën am 3 représentants yi ñu toog ma def sama thèse ñoom ñu wax li ñuy wax plus nag ay journalistes qui connaissent bien les questions religieuses mu silwi si ñu waxtaanee ko loolu day am ci dëkk yu bëree bëri voilà Imam juste dañuy ñëw parce que bëgg nañ aborder 2 questions d'actualité parce que temps bi bëreetul 10 minutes moo ñu dese mais ci conclusion bi yaa ngi wax une telle démarche requiert beaucoup de foi de courage moral de rigueur dans le décryptage des signes d'esprit critique d'objectivité au sens scientifique du terme d'impartialité de la part des intéressés. Il est bien clair que pour ces 3 confessions ou obédiences qui se disputent le legs d'Abraham, il existe une histoire de l'alliance et du salut. Ce serait absurde, incompréhensible et d'une tristesse incommensurable qu'il en soit autrement. Dans cette perspective capitale, il faut bien que le récit de l'histoire de l'alliance et du salut qu'il est possible de tirer du Coran occupe la place qui lui revient, étant entendu que les oulémas et autres penseurs musulmans sont les premiers à devoir s'impliquer pour plus et mieux faire parler le Coran de ce sujet avec des termes compréhensibles aux contemporains. Lan nga bëgg a wax foofu exactement, Imam Ahmad? Mais merci vraiment pour man loolu rek tu as été bien inspiré nga lire partie boobu parce que ça résume vraiment conclusion bi mooy loolu parce que li ma fa wane déjà mooy il faut kuy wut dëgg nga am ouverture d'esprit ñeme xóotal ñeme dégg lu la bett wala lu la jaaxal teewul nga ànd ak tekk ak dal gëstu ko moo tax ma wax ouverture d'esprit wax objectivité bañ a wax rek lii laa miin lii lañ ma yàgg wax kon lii mooy dëgg loolu c'est extrêmement important parce que xam nga loolu soo ko defee rek kon doo mën a wan kenn dëgg parce que tey xoolal yahud bi su ne effectivement ku gëmul ne yàlla lépp ci ñun la ko wàccee caaxaankat la et cetera waxtaan amatul nasaraan bi su ne ku gëmul ne Isa doomu yàlla la et que dafa dekki gàddu na bàkkaaru nit ñi ku gëmul loolu lonku nga et cetera waxtaan amatul jullit tam bu ne rek alquran mooy waxu yàlla ku gëmul ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy le dernier prophète le sceau des prophètes lonku nga mu jeex kon nag position boobu moo tax ma ne la ouverture d'esprit ak waxtaanee dëgg te dëgg tax ñu jóg beneen bi ma ne c'est important foofu vraiment fi nga côté bi nga liir noonu ma ne léegi man bokk naa ci njéem a def tentative gën a feeñal alquran li mu wax ci Isa parce que des na leer ci julli di seen bopp laa leen wax démb rek xam nga ko ma ci doon wax dama ko wax ne man mii di julli sax yaa ma ko xamal nii voilà kon
amuñu droit boroom xam-xam amul droit ñàkk a leeral li leer ci moom. dégg nga ci alquran ndax bañ a gaañ ñenn ñi. waaw déedéet amu ci droit mooy déedéet amu ci droit. maanaam daal Imam Kanté dafa bëgg ñu toj yax bi. nañ toj yax bi te na mu gën a rafetee diine dafa nekk lu sensible wala lu dogmatique. da nga bëgg ñu toj yax bi xam dëgg bi carrément. xam dëgg bi parce que lu gën a sensible lépp. mooy ñàkk dimbale nit ñi ñu xam dëgg xam yàlla. kon leneen loo fi wax ba bëgg a tere nit ñi loolu. war nañ def attention ci sa position te comme ni ma la ko waxee yonent yi mais biñ ñëwee di wax ak nit ñi dañoo wax lu leen ñu déranger. mais seulement yonent yi saagawuñu kenn xasuñu kenn tuutaluñu kenn mais wax nañu li leen yàlla wax loo te loolu gis nga li mu indi. lan la indi na ay coow jëlal yonent yi benn par benn jëlal yonent yàlla Nuux 1000 ans moins 50 ans muy wax ñu koy kokkali bi ko yàlla ne léegi defaral arche bi parce que ñii dootuñu gëm. lii ma lay wax mi ngi ci Bible mi ngi ci chrétien xam nga su ma ko waxee ñu ne non alxuraan. ne chrétien yi dinañ d'accord ak man yu ma ko li ma on est d'accord bi mu defaree arche bi ñu ne léegi nag fii la mujjee léegi menuisier la parce que du woon menuisier. xam-xamu defar gaal bi. yàlla ko sol rek. pour mu mën a sauver. ñu ne léegi fii la mujjee ki fi doon woote yoon léegi ne mi ngi defar benn gaal cey waa ji. fii la mujjee léegi nag mi defar gaalam mais ñooñu ñëpp dañ ko doon weddi amul luñ ko waxul. parce que li mu doon wax daf leen doon dérange parce que mu ne bàyyi leen bokkaale yàlla bi et cetera beneen yonent boo jël wax naa keroog sama benn xarit oustaz ma ne ko yéen a ngi wax noo bàyyi mu seet naa ma ne ko yar ak teggin la ñu war a woote mais foog nit ñi ñu wax leen dëgg wala boog ku nekk li nga yaakaar ne mooy dëgg nga am droit wax ko ku jàpp ne li nga wax du dëgg mu wan la ni erreur la léegi nag mais bu leen ko fi wax moom loolu su ngeen ko waxee weddi ngeen message yu prophète yi ak weddi ngeen li yàlla bëgg ci dëggam bi feeñ. mais léegi yonent yi ma wax la benn exemple ma jox la benn exemple. yonent yi koo ci jël maa ngi koy wax keroog sama benn xarit. koo ci jël problème yi mu am yëpp te ñoom ñëpp am nañu problème. problème yi am yëpp penc meeg ko indee moo ko indil. amul benn yonent bu ñu fekk këram muy naafile yore kurusam woor toog këram di xaar ndogu ñu fekk fa ay yan di ko dóor mos nga gis loolu yonent bu ñu indil problème ñii ñu faat leen ñii ñu génne leen réew mi exilé leen yéen bi salaam ay mbokkam génnuñ ko dëkk ba ah. dëgg la. te bañ koy génnee dëkk ba nangu nañ ne moo gën ci ñoom ba tudde woon ko al amiin ñu ko mais léegi nag yaa ngi déconné. nga baal ma wax bi du moom lañ ko njëkk a wax Suayb wala Suayb su ma juumul Suayb wala Saalix xale bu baax la woon waxambaane bien nekk ak nit ñi bi ko yàlla ne léegi waxal gars yi ñu bàyyi bokkale yàlla bi xërëm yi ñuy jaamu ak bàyyi fraude ci marché yi xoolal fraude économique. duñ la delloo weccit bi mu commencé xam nga gars yi lu ñu ko wax dañ ko ne attention nag tu étais bien mais yaa ngi commencé nag indi problème. ah voilà ñooñu ñoo ma gën. donc Imam Kanté li muy wax amu ci tiitaange. juste beneen question d'actualité parce que temps bi jeex na tàkk mais foog ñu aborder ko di coowal Idrissa Gana Gueye di wane encore puissance bi nga xamante ni lobby homosexuel yi am nañ ko ci àdduna bi waaw dem ba sponsoriser carrément football bi nga xamante ni pratiquement ñu bëree bëri dañ koy seetaan. Idrissa Gana Gueye bañ a sol ab maillot boo xam ne dafa am couleuru drapeau góor jigéen ñi. mbir mi jur coow ñu koy lyncher en France même bu fekkente ni ñu ngi koy soutenir fii ci Sénégal Imam Ahmadou Makhtar Kanté moom ban jàngat la am ci mbir mi. jàngat bi ma ciy njëkk a indi. te mu lëkkaloo ak li ñu waxtaan léegi ci téere bi xam nga mooy lan. nekk coow mënta ñàkk. mënta ñàkk. voilà na koy coow rek. faaw coow am. voilà du coow ngi nii. pourtant li affaire yonent indi ko affaire alxuraan indi ko mais nag bokk na ci sax. mais kon. li am solo mooy encore diine la sax parce que c'est à cause de ses convictions religieuses. gis nga. waaw léegi nag dañ naan Idrissa bàyyil coow li. demal tëdd demal sol maillot bi ndax coow ñiy wax nañ de sañ kan moo sañ a tey ci en tout cas mooy wax ci côté islam. kan moo sañ tey ci oustaz imam wax na Idrissa Gueye pour bàyyil coow li solal maillot bi ndax coow bañ am pourtant mën nañ ko wax loolu kan moo ko sañ ci ñoom. kenn parce que lii dafa jar a coow. moo tax ma ne la coow kay yàlla na nekk coow boo xam ne ci dëgg lañ ko teg. ak argument léegi. moom Idrissa li nga wax sànq loolu mooy problème bi mais lu tax affaire bi indi coow rek ci football xam nga lu tax. affaire xaalis moo tax ñi jiital àdduna parce que football lu tax lu ci nekk dafa bari xaalis. lu tax affaire journée boobu. contre l'homophobie. voilà lu tax jàllale wuñ ko ci yeneen activité ñu xool tribune kii bi parce que football dafa bari doole actuellement. ñëpp koy seetaan. voilà maanaam xaalis. boo nee doole rek non bari xaalis ñiy jaamu xaalis fu nekk ni ñooy la jël Idrissa. mais mënuñ la wax Idrissa dafa jël yëfu jàmbur mënuñ la wax dafa fenal nit
du dëgg kon lan lañ koy reprocher yaa ngi yàq kaañ bi ñu waroon am ci mayo bi ñiy jaamu xërëmu xaalis ñoo ko tongal fi mu nekk nii. il faut que ça soit clair foog nga gis affaire boobu ci ginnaaw mais pas non Idrissa ne non problème bi lan la. mais est-ce que problème bi lan la mooy que ni. publicité yi ñu bëgg a am. waaw ak ñi leen di financer fondation bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw. journée boobu c'est une fondation. fi ngeen teeg Paris Saint-Germain ne leen chaque année ngeen def journée bi ba pare te joueurs yi nañ sol maillot bi. parce que comme xale yi dañ leen di seetaan. comme ça voilà suñu message mën a jàll. mi ngi noonu mi ngi noonu li ñu bëgg ñu am mi ngi noonu seytaane tam dafa am ay prophétam ak tam xaalis bu muy dig ñi nga xam ne dañ koy ñaamu. léegi nag loolu moo tax ñu bëgg ko jàllale foofu léegi nag Idrissa ne leen man tamit damaa gëm yàlla gëmee ko ci ni ko jullit di gëmee mooy am na yoo xam ne aw ma ci sañ-sañ du ma xumbal loo xam ni sama diine daf ma ko tere. léegi nag li ma leen di ñaan mooy ngeen ma may ma boobu liberté mais loolu rek la wax. mais xoolal nañu ko tongale nii ci ñoo xam ne en plus dañuy woote liberté xam nga Idrissa man mii su defoon lenn li man sama bopp ma génn ne ko noo jaadu ko jaru ko bul ëppal continuer bu taxawoon ne man du ma jouer ci club bi parce que jour boobu da ngeen ko dédié nangam sax ma ne ko noonu loolu sa yoon bu mu ci nekk wala du ma fi jouer parce que am na koo xam ni ci club bi loolu la sax ma ne ko sa yoon bu mu nekk ci loolu mais man du ngeen ma solloo loo xam ni day xumbal ñoo xam ne la ñuy jëf sama diine daf ma ko tere du ma ko def léegi am na ñeneen ñoom Mbappé ñeneen ñoo xam ne dañu ne man butéelu sàngara bi xaw ma du ma ko teg sama table. pour publicité ñu may leen jàmm. ñu am liberté def ko. waaw sans problème. c'est que nag ñi nekk ci ginnaaw homophobie aussi dañu xam ne surtout l'islam en particulier mooy diine bi leen gën a lëjël ci wàllu boobu xam nga lu tax loolu sama mbokk nasaraan yi peut-être mën nañ ko bañ a nangu. mais dañu xam ne fi mu nekk nii daanaka église en Europe dootul xeex. yooyu parce que tëral nañ seen réew ci anam boo xam ni tëj nañu gémminu prêtres yi et cetera ci question de société yooyu léegi nag réew jullit yi nga xam ni des nañ ba tey di gëm charia di gëm ne yàlla mooy araamal di daganal la fi nekk ni ñooñu ñoo leen la jël et en particulier l'islam kon Idrissa Gana Gueye daf leen di delloo ci loolu mais tooñu leen ñoom ñoo koy tooñ fi mu nekk ni naan ko lu tax doo sal maye bi ñaareel ba Ndeye Kumba wax naa ko sama benn poste dañuy fontoo nit ñi rek journée bi ñu wax du benn journée mondiale lu ko def journée mondiale. une journée bu ñu organisée contre l'homophobie. loolu rek la lu tax ñu koy tuddee journée internationale mondiale. non du journée ONU. seen day la rek day of homophobie yaa xam ne seen day la c'est un engagé que ñi ko def journée. léegi nag Idrissa Gueye am na droit wax ne man journée bi engagé wu ma lu ngeen ci def leen ko mais man du ma ci dugg di ko xumbal parce que Idrissa Gana Gueye signé wul contrat pour nekk militant wu cause LGBT. tey tamit xeexu leen diŋatu leen def leen lu leen neex mais man du ngeen ma appuyer loo cause boo xam ni moralement et religieusement mais est-ce que Idrissa li mu def nii mënul indi problème ci carrière am surtout en Europe ak club yi foofu ak doole bi nga xamante ni gis nañ ne actuellement góor jigéen ñi am nañ ko koppar yu bari fa lay jógee voilà. sama benn xaritu tubaab wax na est-ce que mënul fa jógee am problème ci carrière am. waaw sama benn xaritu tubaab. objectif universel la ñuy waxtaan kii moom position bi la ma wax mu ne ma non non c'est ridicule même en France mu ne ma non non tooñul il n'est pas homophobe am na droit bañ a mu ne ku mu neex cause bu la neex nga ne man du ma ci xeex. du ma ci engagé wu. mu ne ci on a le droit même d'être raciste. mais nag boo ko jëfee wala kii ñu jëflante ak yow. mu ne ko il a le droit de dire que ni du ma jege cause boobu du ma leen xeexal wala du ma ci extra. ma ne ko ah bon mu ne ma mais par contre il risque d'avoir des problèmes. avec sa carrière. foofu la bi mu waxee loolu rek ma ne ko voilà jaamu àdduna feeñ na ci yow. ma ne ko ñun jullit gëmuñu carrière xam ñu luñ gëm texe àllaaxira lañ gëm. gëmuñu carrière parce que carrière boo xam ni àdduna dong la mooy lan siiw ak xaalis. ci temps bu ndaw. te mën ko wax sa bañ a fekkee ñu dàq football Idrissa Gana ñoo fi nekkoon tey jii màgget lañu ñenn ñi sax ñu ngi ay bor ñenn ñi dof nañu ñenn ñi ñu ngi feebar tëdd. amuñ ko leen faj. ñenn ñi amuñ njaboot ñenn ñi mais benn temps bu gàtt la boo xam ne àdduna kese la ak àdduna nu mu lay naxee léegi Idrissa Gana Gueye moom jullit la bu fekkoon carrière la jiital mu nekk xërëm bu muy jaamu comme yéen tubaab yi. carrière da ngeen koy jaamu yéen parce que àdduna la seen yëpp yam. actuellement sax football bi dañ koy jaamu. ah léegi sax man su ma déggee terme on vend les joueurs ma ne regardez-moi ça comment on peut vendre des hommes. on va vendre mercato on va ma ne qu'est-ce que terme ñàkk jom yi may la ñàkk fayda yi may la waaw mel ni kuy jaay ay njanaaw léegi ma ne la xoolal Idrissa Gana ma ne ko Idrissa Gana ba mu waxee ni du ma def lii sama diine moom ko tere c'est que kon am na lu mu gëm
lu ko ëppal doole carrière te lu yamul ci àdduna. donc mesuré na ko avant mu koy def parce que nee nañ même at mi passé c'était la même chose. dafa waxoon dama xaw a feebar waaw xaw a feebar affaire yooyu. parce que ñoo ko forcé. voilà suñ ko forcé wuloon du day wax rek ni bokkuma. léegi nag bi pas il a été obligé. mu xam ne su ne waatee dama feebar. mais bële pas muusoon na parce que li Ibrahima defoon da def rek indi saqim. Ibrahima bi gars yi di jaamu xërëm am benn journée. ñoom tam c'est gi nga alxuraan lépp la réglé. benn journée ñoom tam ci temps Ibrahima journée bu mag boo xam ne pour jaamu xërëm xoola dañuy def foire indi xërëm bu gën a rafet ñu ne la yóbbul bii sa kër di ko sujjootal et cetera. Ibrahima xam ne amul pexe xale la. gars yi ëpp nañ ko doole. mu ne sama bopp day metti mënumaa dem mu ne indi saqim moom la Idrissa Gana def bële passé bii mënu ko defaat mu assumer ay responsabilité mu xam ne gars yi tànc nañ ko bële pas gars yi surveillé nañ ko observé ko xam ne bi pas su waxaatee loolu kii bi pas mu ne leen man façon demuma voilà kon léegi nañ ko may liberté am parce que comme ni ma la ko waxee signé wuloon contrat PSG pour journée boobu bokkul ci football bi dañ ko dugal ci biir football bi parce que xam nañu football bi nit ñi dañ koy seetaan am na xaalis xale yi ñu ngi suivre. te léegi ñu ngi gis ni drapeau yi pratiquement de góor jigéen ñi dañu jënd carrément football bi. gisoo Qatar sponsorisé ko du Qatar fi mu nekk nii fipp nañ. parce que dañ leen mettre la pression ne leen mondial bi bu ngeen ko bëggee organiser da ngeen di d'accord. suñuy drapeau di flotter. kon affaire bi dépassé na Idrissa Gana Gueye ça pose problème Qatar ne leen non loolu du ngeen ko fi def est-ce que dégg nga leen ñu ne non. kon nañ boycotté coupe du monde bi non parce que xaalis bañ fay am dañoo neexalaate sax pour am ko xam nga corruption am na ci affaire Qatar yéen a ko suivre waaw tubaab yi xoolal ñoom Platini ñu ñëpp xaalis lañ gëm kuñ ci xool sa dossier tëj la xaalis lañ gëm ak sàngara ak caaxaan donc mënuñu nangu nit naan diine laa gëm moo tax soo ko waxee sax dañuy jàpp ne gëmoo ko da nga leen di fonto parce que ñoom mënutuñ gëm loolu kon nag xaalis lañu gëm moom la ñuy jàpp waay mais yow tamit xool donc sama xarit boobu bi mu waxee carrière comme yow ni nga posé question man li ma jàpp mooy Idrissa xanaa dama yaakaar ni bu xamul woon li muy def du def lii parce que mais Idrissa Gana Gueye kan moo ko gën a xam lan mooy carrière football fan la jaar ba ñëw Paris Saint-Germain xamul luy carrière football war na xam kon lu ko ci mën a fekk et tout kon nag pour man il va être cohérent avec sa position mooy que ni du ngeen ma def loolu lii te man je suis même allé au-delà de Idrissa Gana Gueye xam nga man lan laa wax sama poste mujj bi ma ne leen tubaab yi wax xam nga Valérie Pécresse mu ne nañ ko sanctionner financièrement dama ko tontu par ironie am ñun dañuy kërti xeex xulóore ma leen ndànk rek tubaab yi ëpp ñu xel ay pexe lañ ñu ëpp man leen Valérie Pécresse mu ne nañ ko sanctionner financièrement parce que il n'est pas exemplaire nangam kon non ñaari laa lay tontu benn bi Idrissa il est très exemplaire parce que Paris Saint-Germain kenn mus ko fa tudd ci indiscipline wala réew wala dara du dëgg deuxième chose Idrissa Gana Gueye levé na 2 millions d'euros il y a pas 2 semaines pour les enfants africains atteints de VIH et de cancer loolu du exemplarité ba tey loolu intéressé wul Valérie Pécresse beneen bi sax jeex na beneen bi Idrissa Gana Gueye nu mu tuddati club bi mu nekk club Paris Saint-Germain kan moo koy financé seen financier bi c'est un Qatarite musulman du Qatar la muy def ci xaalis bi moo ëpp budget Sénégal ak pays africains yi man kooku laa duut baaraam ma ne ko bu dee jullit dëgg nga waroo seetaan ñuy dal ci kaw Idrissa parce que bu dee gëm nga ni journée boobu loolu laa ko wax xel la fii lu tudd xam nu mu tudd defal naa ko benn poste ma ne ko solal mayo bi yow boo ko solee doo delloo Qatar lu tax ngeen koy solo Idrissa Gana Ahmadou Makhtar Kanté temps bi jeex na tàkk ma bàyyi la quelques secondes nga tàggatoo bon rafetlu rek comme je crois xaw naa fi gëj tuuti nag mais bon waaw xam nga waaw dossier yooyu mais comme tu le dis fii sama kër la et que je suis toujours content et prêt tant que maa ngi am wér ak tal de participer au débat di ma la ko wax rek bu ñu ragal débat yi bu ñu ragal waxtaan mais nag teggin am na yar am na dégg nga mais le plus activiste des imams loolu lañ lay woowee ci réseaux sociaux yi. waaw loolu tam baax na j'assume mais su fekkee ni ça veut dire simplement être très actif sur les questions d'intérêt général sur les questions d'actualité et cetera mais bu ñu mënatul def loolu ci àddina bi lan lay safati ana xorom bi fii am kon xoola léegi lu ñu bëgg lekk naan rek dem tëddi jërëjëf imam Ahmadou Makhtar Kanté ñu ngi koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ñuy ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h ak Mamadou Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf. dëkk bi yow la sa Sénégal neexul dëkk bi